décision yi muy jël. yan décision ci façon qualité discours waxtaan bari ci dem du yaa ko dégg ci télé mu toog ni ko amul ku képp koo xam ne amuloo yoon loo fayee ko turut nga jël route nationale loolu président na ko wax ay nit loolu ministre bu ko waxoon mu dàq la man su ma ko doon conseiller ministre bu ko wax mu dàq la. pourtant loolu dugguleeg mu yëkkati kàddu yu ni mel wax ko de ndax 2018 waxoon na kàddu yooyu. moo tax ma ne la moom foogagul ni mooy président mooy yaay sunu président. yow lan fal 58 virgule nangam pour cent yow lan bëgg dégg nga. yow la Sénégal bëgg yow lan fal. léegi honorable dégg nga del waxee rek correctement rek ndànk. dégg na ko ak ñun te bàyyi noo dóor. léegi honorable ndax yenn saa yi boo waxee dëgg nuy waaj a dóor. te dóor baaxut. léegi jamono kenn du leen dóor. léegi honorable nee na xam naa balaa ñuy génn ci affaire élection locale yi honorable sànq dafa mel ni nga waxee PDS moom ñu keccet ko ci moom bu ñu ko tëggoon léegi noppi na. non par ak liggéey yi ngeen def alors lan moo war a doon kon taxawaayu parti démocratique sénégalais ci local yu ñu jëm parce que tamit dafa am fi ngeen jógee am fi ngeen bëgg a demaat bëgg itam contrôler localité yu bari est-ce que tey PDS ba nu xamoon ci élection bu ñëwee mu ràññeeku bu ñu tëggee élection mu mënti doon rawatina locale yi moo gën a jege dina ci bay waaram ba sénégalais xamaat ne PDS ñëwaat na ci ni nga ko waxee ak li ngeen di liggéey. xam nga Mohamed ci Sénégal waxuma ci Sénégal sax mais dans le monde entier ay élection muy local muy présidentielle muy législative benn parti kese dootu ko gagné kese loolu moom c'est fini que PDS soit le premier parti du Sénégal il ne peut pas gagner partout et tout seul ça moom rêvant du ma ko wax man nag li may wax lépp ma la engagé wul PDS waaye sañ naa ko wax parce que sama xam-xam la ma am xam-xam noonu laa ko xalaate ma ñàkk am xam-xam noonu laa ko xalaate que le PDS avec ses alliés parce que xam nga jusqu'à présent ñun li nga xam ne moom la ñu am muy réceptacle bi ñuy demee élection de nekkul que ni le PDS moo ci nekk de nous avons comme allié le président Pape Diop bokk gis-gis nous avons comme allié le président Mamadou Lamine Diallo Tekki nous avons comme allié le président Mamadou Diop Decroix et maintenant nous avons un allié de taille le fils de Mbaba Guirassy Mamadou Moustapha Guirassy l'honorable député ñu bokk benn groupe parlementaire donc alliance bi mun na yaatu ci ko local yi àndi jeeg yeneen parti àndi jeeg par exemple Pastef mën nañu àndi ji ak àndi jëf mun nañu àndi jeeg ñeneen ñoo xam ne bokkuñoo waa Benno Tas Yaakaar mais loolu yow yéen a ngi koy xalaat parce que yow quand même am nga benn relation particulière ak njiitu Pastef mën nañ ko tuddee particulière parce que gis nañu ne souvent dans ces combats dañu la fay seen peut-être jàppale parce qu'il est député mais relation yi tout le temps da nga koy fësal sa diggante ak sama dooma ragal féete day xañ a wërsëg sama dooma Fatou Abdou sama doom nga yaa ma xool ba mu neex la du maaraami lay denc nga ni ma yaay sama yaay di ma fekk Italie may ànd ak yow booba du ma député de. déedéet. booba infirmière simple la. dëgg la nga fekk ma fa may liggéey. dem nga sax ba ni ma jël si ca hôpital ba. Dóor waar du dëgg. yàlla dogal tey ma doon député. Fatou Abdou kër gi bu ma amul woon jotu ñëw fi xuloog bugaan ndax man xuloo gaaw naa ci te bugaan damaa xuloog yow léegi ma wax la ko mais Fatou Abdou ma fi indi sañ naa ko xanaa su ma ko waxee noonu la. bon bugaan suma xarit la mais su ma maanaam nit bu la xoolee man leen rek ma mën a man boo ma wonee ngor rek won ma ni dama laa bëgg la ko yàq ci yow lay jóge Alima Ndione waaye bis boo jàppee ni won nga ma bëgg ma won la bëgg ba nga bëgg maa wañ keroog nga may ñàkk te dootoo ma am Ousmane Sonko daf maa bëgg won ma ngor ci ascenseur assemblée nationale lañ daje mu daan ni ma yow yaay député diaspora ma ne ko waaw mu ne ma ne ko xanaa yaay Ousmane Sonko mu ne man la kay Ousmane Sonko kay ma ne ko yow nag gis naa ni dangaa xew yaa ngi commencé am ay xale yu ndawaan mu ne ma yow yaay Mame Diarra Fam de ma ne ko waaw mu ne ma yow moom dama laa bëgg sama yaay ci biir ascenseur assemblée nationale premier jour rentrée parlementaire dégg naa ni guerrière nga
la ma wax ba ma ko waxee ba tey delluwu ci ginnaaw mais xam na relation bi ma booleeg moom relation maternelle la fraternelle la mais xam na ni dama jeex ci président Ablaye Wade soo man léeg-léeg mooy dugg këram keroog na dem këram sor baxa teg ci zone mu ne ma mère bàyyil sa affaire u PDS yi ngay indi yow foo dem sol affaire u PDS gis nga ma tey ni ma def ma ñëw kër yëfu waaji Fall Déthié Fall sol zone bu la mu yërndu ni ma zone bu la nga solati yow daal foo jëm xam na ni man PDS la xam na ni man Ablaye Wade laa gëm xam na ni bu ma sañoon suba buy mag yi génn buy joxe cahier de charge bi Karim la koy jox waaye sama doom la lu mu dugg maa ngi ca ba jeex tàkk bañ defee ni moom la man pacte de confiance bi ma signé ak yow signé ko ak Alima Ndione moom signé ko ak tine ko ak nu moom rek laa signé. lu mu duggul moom la mais yeggul ba ci peut-être mu nekk. non da nga ni le coalition président de la République da ngay jëm du ci Sénégal coalition yegg na foofu. da ngay jëm ci coalition. donc su fekkente ne mën naa cee wax dara lu jariñ lu jubóole lu àndale PDS ak Pastef ku ma ko ca laaj ma wax ko ku ma ko ca laajul ma toog fa ma toog ba PDS ni lii laa décidé ma ànd ak loolu ak PDS. gis nga PDS aujourd'hui lëkkaloog ak Ousmane Sonko ci échéance yu ñu jëm. mais pourquoi pas. ay local lañ jëm. l'alliance PDS Pastef ak ñi ñu àndal nii sera fatal pour Macky Sall il travaille toujours nag. pour yàq lan nga ciy dox yow est-ce que yaa ngi dànk yu baax yu wóor. yan jéego lañ nekk di ci def dama actuellement ciy doxi tànk pour mu am tànk yi ma ciy aboutir. dox mooy. fii ma toog di ko wax nii. président Karim Wade nga ma jàkkaarloog man waa PDS ak may xool man du ma ko ragal man lu ma xalaat wax ko man lu ma xalaat wax ko fii ma toog di ko wax sama liberté laa jël di ko wax. nous avons un grand parti muy le PDS wax naa ko sànq mais il nous faut des alliés de taille suñu bëggee jëm fi ñu jëm parce que dañoo am suñuy candidat ñu takkal leen yu bon muy Khalifa Sall di le président Karim Meïssa Wade te ñun ànd ak ñëpp a ñu jig juboo ak ñëpp xeex gagné Macky Sall changer la donne. alors mais ci guerre de loolu positionnement du am parce que Pastef parti la PDS moom kenn waxaalewu ko est-ce que guerre de positionnement du am bu fekkee alliance dafa nar a am. pour élection locale non guerre de positionnement du am waaye bëre mbër waay ku ne xam na kilo man da nga ko dul nangu waay. souvent nag moo looloo yàq seen. bëre mbër xoolal ñoo yaa ngi tudd ñoo xam ni ñoom ñëpp xam nañ PDS ñoom ñëpp a xam PDS. mais est-ce que ñaari kuy dinañ bokk mbalka est-ce que ñaari kuy dinañ mën a bokk bien mbalka sûr ñoom ñëpp xam nañ ne Ablaye Wade nag. bu Karim bëggee nekk président Ousmane Sonko fële aussi honorable. Karim la ñuy wax xam nga waxee xam nga jusqu'à présent nag c'est le président Ablaye Wade le secrétaire national du parti. waaw mais le candidat. attention votre plan A et votre plan B. en argumentation. ma ne des honorable arguments xamal ni sama góor gi mooy secrétaire national. on n'en disconvient pas mais votre plan A votre plan B et Le votre plan plan C, c'est Karim Karim Meïssa Wade. Wade. Donc aujourd'hui on ne parle plus d'Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko ñii li ñu la laaj mooy Ousmane Sonko ak Karim Wade est-ce que du nekk peut-être li ñuy wax li Fatoumata wax ak Néné. xam nga loolu ñu ngi koy wax ci bokk mbayka présidentielle. xam nga loolu ñu ngi koy wax ci des élections présidentielles. waaw mais alliance aussi mën nañu dem ba élection non mais alliance xam nga fii président Macky Sall président Abdoulaye Wade lii xew tey ba ku ci nekk ñii naan mburoog soow ñii naan kaaneeg poobar ñii naan nangam yàgg naa xew ci réew mi Alima Ndione président Abdoulaye Wade dugg na ci gouvernement Abdou Diouf ba taay génn dem élection ci ëllëg sa am ay voix am ay électeurs am a koy woteel na leer gis nga entrisme bi du tey ça a duré c'est que booba réseaux sociaux xewul jamono supparñikuwul xale yi duñ saaga kenn ku dem dugg ci gouvernement waaye entrisme dans un gouvernement njëkkeewul ci ñii fi xew lu yàgg la le président Ablaye Wade da daan dem ànd ak Abdou Diouf liggéey ñu jox ko ministère jox ay nitam ministère ba élection ñëw mu démissionné dem élection am 23 wala 40%. kon nga man damay rebondir ci li Fatou Abdou wax rek. Fatou Abdou li mu wax ni bul wax président Wade da ngay wax Karim Wade. ñenn ñu bëri ci sénégalais yi dañu jàpp ni PDS c'est président Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade nekkatul sur le terrain daanaka PDS nekkatul PDS bi mu nekkoon est-ce que nekkul loolu moo indi coow li ba alliés yu bëri yee coalisés yi fii par ci par là. pour wutaat doole feneen comme président Wade nekkatul sur le terrain. oui ma ñun xam nga lu ñu def sax li raw loolu ñun ñooy PDS est-ce que xam nga leen PDS rekk a fi nekk Alima barke Sëriñ Touba
parce que Cheikh Abdoulaye PDS sa fi ne xam nga lu tax PDS nekk fi gis nga moment bi nit ñi di coow fii coow li bari ñu naan jàppal ak nangam Mame Diarra képp ngay dégg ci plateau yi muy wax waaye booba temps les PDS sont à l'intérieur du pays di mobiliser wu di préparer la vente des cartes du Parti démocratique sénégalais te salle bu ñu dem toj ko dem Casamance toj ko. yow Khalifa Sall nekk fi di wër. Bougane Gueye Dany jiite mouvement gëm sa bopp nekk fi. Ousmane Sonko yëngal réew mi yëngal réew mi mi ngi dem ci dëkk bi. Ousmane Sonko yëngal réew mi nga bëgg a taxaw ne PDS. Fatou Abdou façon bi bokkul. dama ne déggoo ma Khalifa ngi fii di dox mbokk mooy dox mbokkam Ndakaaru lay lijjanti ak sama càmmiñ Barthélemy bañ pare ñun pare nañ def nañ ba Tambacounda Kidira Kédougou def sous région bi Saliou Dieng def na ko ak l'équipe ba pare wàcc ci Sénégal xam nga lu ñu desee génne loowu carte bee teg ko jaay ko ku ne xam li nga am nu waññoo bu ñu waññoo ba fu ne xam li ñu am bu nu neexee coaliser bu nu neexee toog waaye dama ni coalition moo gën PDS boo fa nekkoon mi ngi fi ba tey te boo nee 10 rek dugg ci Facebook bi xam ne PDS sam nekkoon ba tey bougé wul mètre c'est que nag dama ni élection léegi gagné ko Néné Aïcha en solo c'est difficile au Sénégal. est-ce que mën ngeen teg coalition bu gën a mag wala coalition bu gën a yaatu ni coalition ñi féete beneen boor bi nga xamante ni nii yaa ko wax sànq. ñooñu ils sont ay punka la fa nekk nag ma honorable ay boo limee Moustapha Niass liñ lim ay Idrissa Seck ak ñeneen ñoom nag seen coalition est-ce que mën ngeen fi teg coalition bu gën a rëy ñoom seen coalition mën a jàkkaarloog ñoom. mais xanaa xamoo ni population démographique u Sénégal léegi su la neexee nga ni 80% jeunes la wala defal sondage 80% jeunes la ku falu jeune lay defal benn jeune doo ko gis ci manifestation Benno Tas Yaakaar benn Facebook bi bu leen ko xeeb baromètre de mesure bu garaaw la mais c'est mooy kër yi léegi mooy néegi man sama téléphone télé ci poste laa ko tudde yow fii nga toog nii may nga léegi 250 000 koo ko may xoolal say vues internet yi xoolal say vues waaw ñoom kay ña ngay yéeg ca kaw télé bii duñ ko seetaan léegi Facebook mooy télé ci poste bu ko xeeb 200 personnes yoo gis a Macky in diw la ñuy wax dama ni 200 personnes 200 commentaires 3 te ñenn ñi sax dañuy ragal a dugg dañuy boroxlu rek ni topp leen fële. mais maman peut-être juste rek temps yi gis li ñu gis moo di jeunes yu bëri amuñu woon carte électeur bu ñu xoolee. ndax troisième âge bi ba ci élection lii ñu jógee nii jeunes yi mag ñi ñoo ëppoon ñi voté est-ce que aussi loolu tam du ngeen ci bàyyi xel tuuti peut-être ñaaxaar ñi nga xamante ne ñoo di jeunes yi peut-être fan yi la ñu commencé di génn bu baax a baax ci réseaux sociaux yi ak yu. par exemple boo ko dee seet. instant bi ñu toll nii. xam nañ ni. ñoo ngi def benn ñoo ngi def benn sondage bu doy waar xam nga fan yi avec les 400 milliards et quelques yi président génn ji 450 yi mu dig jeunes ils n'ont rien fait que sortir ni nañ leen dem bindu sur la plateforme bu DER xam nga xawma daal nuñ koy waxeeti Pa Gueye daal war na maa jàngal boobu baatu olof daal daf maa rëcc. naa la jàngal mooy ban moo ciy ban baatu olof bi daal mooy. Bali xawma loo xam demba ma gën laa xam demba. waaw. waaye bir na ma ni. ñoom xam nañ ni sondage la ñuy def parce que âge bi dañ ciy compter dañ la ne entre 1 ba 30 ans sondage jeunesse la ñuy def. ñooñu di bi ak xam nañ ni ñooñu di bind ñooy révolutionnaire yi ci àdduna bi dañoo bëgg a natt ñaata lañ pour mën a xam ndax dinañ gañe wala duñ gañe. am na lu ma bëgg a laaj Adja sama jarbaat bu baax bi Adja Mame Diarra Fam mu baax mi ñu tudde ko Mame Diarra Bousso maa ngi koy nuyu de passage ndax dama koy déglu ay intervention muy intervention yu am solo waaye nag Adja Mame Diarra yéen est-ce que PDS xorom si du Ablaye Wade rek moo ko yore parce que man à part Ablaye Wade dañu gis sama leen a déggul xaw ma ana danoo tukki xaw ma danoo amul xorom xaw ma fu ñu ne ana gaañu parce que Ablaye Wade rek ngay dégg kon Ablaye Wade yal na ko yàlla may gudd fan may ko wér. amiin yaa rabbi
waaye man Ablaye Wade rek laay dégg ci PDS ana gaañi. gaañi nga laaj wala waaj. gaañi laay laaj. parce que waa ji ban waay. kuy waaji voilà. kuy waay. gaa ñëpp a ngi fi. moom nag PDS da de gisoo jaune bleu bi. ah déet man moo loolu tax dama ko bëgg a laaj. gaa ñëpp a ngi fi man mi nga jàkkaar lool maa ngi nii. guy laa gu rax. ana Karim. guy gu dar gi maa ngi nii waa kay da nga naan waaji. ana Karim. mooy waaji. waaw kay. waaw saa waagi ndax mi ngi ci gàcce gi. ana Karim waaw man loolu man la yitteel maa ko war a wax ndama nga ca gàcce nga. ndax maa Qatar yóbbu fa boppam papa. damay ragal. lu may ragal. la leen daloon ci présidentielle yi dalaat leen. lu ñuy dal. toog ba dernier moment góor gi ni bu leen bokk ngeen toogati. ñu demati ci élection municipale mu ne leen du ngeen bokk nu jëlati maire yi. loolu laay ragal de. loolu doon dal. loolu bisimilah jàmm acca bokk bisimilah jàmm. bisimilah jàmm góor gi loolu du ñu dal de. xam nga lu tax du ñu dal. waaw. ñun pare nañ bu yàgg nee naa la sunu tur la ñuy xaar. ba yow candidat nga Pikine. ba candidat nga ginnaaw ray te mairie ba. bu neexee yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Mbacke. bëgg ko birge ak bëgg-bëgg waa ginnaaw raay. sant bañ a présenté wu xanaa. waaw ñoo bëggal seen bopp. du bëgg-bëgg waa loolu élection yi la ñuy xamee bëgg-bëgg ginnaaw raay la. mais ndax yow bëgg nga pour samp sa ndënd pour élection locale yi. dama ni ak bëgg-bëggu ginnaaw raay. xam nga man Karim. man Karim. waaw li ma la ci mën a wax mooy. Karim yóbbuwul boppam fa mu ne. xam nga kayit dugg na ca pax ma ngelaw ko fa dugal. waaye dina jafe génn de. ngelaw dina ko fa génne. kayit wu dugg ci mbax. ngelaw ko fay génne. xanaa ngelaw la da koy wal mu gën a jëm suuf. jamatil laa dëkk ak njukki ak sugeer ak njaay jàmba ñaan olof yu ma la wax xam naa ko. du ma gone tubaab dëkkuma Dakar. waaye lii ba jàmm la ba am jaar. la ma dëcc ful njóogooy sa maam Lat Joor Amari bu mag baay sa maam maa sambaram jóobooy sa maam wax yu ma la wax rek ma nga ca pind ba ca kalom faal dëkk ndànk. lu ma la wax rek xam naa ko. ngelaw ko fay génne. ñu bàyyi ko maa la wax lii. ñu bàyyi ko mu tontu. dama wax ne. waaw. Karima nga Qatar ki ko fa yóbbu woon mi ngi fii ci avenue Roume di président Macky Sall. guddi la ko fa yóbbu fay internet yi. def ko ci jet privé. boole ko président Madické Niang ñu dawal ba Qatar ñu wàcce ko fa ak passeport bu 24 heures. dama ni président bii di magam di doomi baayam. waaw wax nga dëgg de booy magam de. mooy demaat jëli ko ba Qatar indil ñu ko fii mu bokk ci élection 2024 yi. yaakaar nga loolu. looloo yam bi. waaye loolu yomb na. xanaa xamoo ni yaakaar a yóbbu nit màkk waaye dëkk boo dem boo sëggee. loolu ci lan lay doon négociation lay doon wala forcing lay doon. wala beneen protocole. dama ne daa amoon protocole. protocole de Rebeuss bi ñuy wax. amul benn protocole. protocole Doha xanaa protocole bi ñu ko fekkee protocole ba am ca Guinée. da ngay woo ñi ko fekkee ba fii nga laaj leen ko. léegi jëli man boobu gisuma nga wax protocole ci lan lañ ko mën a jàppee honorable jëli boobu maanaam jëli bi. soo ko déggee ma wax ko. du président Macky Sall mooy dem jëli ko. waaye président ma waxoon ba xam ngelaw la ko dugal kayit wa lu ko dugal ca pax ma. dina wax ba wax kayit ga la koy génne ca pax ma. ndax nag Ablaye Wade moo jur Karim Wade. Ablaye Wade Morto laa ko jur. Aïda Dabo ko jur. sénégalais saawaan baawaan dëkk ci dëkk bii. Ablaye Wade jur ko. kenn warta jël benn doomu Sénégal. di ko exilé. exil moom Cheikh Ahmadou Bamba rek laa gis ñu def ko doom ci doomi Sénégal fii ci réew mi. exil daa xewi. d'accord mais bu fekkee ne. exil daa xewi ndax Serigne Touba dañ koo exilé mu toog ci àll bi liggéey dellusiwaat Mbàkke fajal nit ñi ay ajo. honorable dégg nañ auditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo doon audité fichier du audit du fichier électoral bi. ñu wax ne validé nañu candidature bu Karim Wade ak bu Khalifa Sall ndax am nga yaakaar ne conclusion yi nga xam ne moom moo tukkee ci seen rapport le président de la République Macky Sall dina ko jëfee la validation des candidatures. il a tout intérêt ci jëfe ko. loolu moom il a tout intérêt Khalifa Sall ak Karim Wade dañuy bokk. par la xam nga xale yooyu naan Karim day bokk par la force day bokk. loolu waxoon ngeen ko fi en 2012. waaw loolu xam nga man ca ña ko doon wax laa bokk. mais man dama ko gëm xool ko ma nga ne ni ku cara saar ak maane. waaw kii setu Morto la Wade la dafa bokk ci dëkk bi kii moom lébu gi doxandéem du doon maire de Dakar Khalifa Sall mii doxandéem
du doon man doxandéem laa nee naa la léegi njukki laa dëkk ak Njaay Jàmbañaan man bu newoon gàcce pucce li ma fi am dama koy roñ dem ci ma xambaakol ga ma dëkk. mais li leen ko xañ. waaye kii moom Dakar la dëkk daa war a bokk. kii Kébémer la dëkk daa war a bokk. xam nga dëkk yooyu honorable am na solo ay cosaan la mais Sénégal dafa am loo xamante ne daf ko tënk également ay loi L31 L32 xañ leen ko. même si c'est nous qui les auditeurs faisons les lois là. waaw ça on en disconvient pas même si auditeurs yi wax nañ ko est-ce que yombul rek ñu ne par la force dinañ bokk ci élection yi alors que waxoon ngeen ko en 2019 te taxul ñoom ñu bokk ci élection présidentielle. mais vous pensez Fatou Abdou Ndiaye un instant xalaat nga ni briseur d'ambition yi briseur de rêve yi maanaam délit d'ambition war na continuer di am ci biim réew mais xalaat nga ni à un moment de la vie de Ablaye Wade su xalaatoon ne lii nii dana ko def mënoon na ko def pour éliminer un candidat potentiel Macky Sall allait prendre le pouvoir dama lay laaj gis nga affaire yi éternité amul bañ nañ ko ba constitution bi dafa tënk ne nit ñaari mandat la ba nga mën a am Macky def na benn mandat wu 7 ans muy septennat mu toog ci quinquennat nii mu des ñaari at dañuy organiser ay élections te moom du ci bokk. yaa ngi koy wàññil de ñett. déggoo ma rek moom ñett ku ko tudd mu jàpp la dañuy organiser ay élections te moom du ci bokk. moom pour mu tëggal ñu ay élections te moom wóor na ko ni du ci bokk te man xam naa ni président Macky Sall du ci bokk gis nga nit ñi dañoo jàpp ni ku wax mu dàq la. troisième mandat mu dàq la dafa war a xalaat ni dafa war a def troisième mandat président Macky Sall doful yow tamit nit ku conscient ci li muy def la pour lan muy bokk troisième mandat te taxaw fii ni amatuma lu may njuuj njaaj bàyyi naa lu ma ko wax yéen tam sàllam tooro buur gëne lu mu wax def ko moom nee na du ci bokk kon bu koy tëgg te du ci bokk amul intérêt ci siis Karim Wade ndab lii ngeen di lekkee man damaa woor mi di ngeen di añ te man duma lekk léegi lu tax ma ciy siis alima dama koy taaj woo alima woo Faat Abdou woo ñoo xam ne sax kiifuñu ndax nu giiroo ko alors benn décision xam naa décision yi bari na ma daanale foofu ne décision bu cour de justice bu CEDEAO dafa génne woon ne Sénégal dafa war a retirer loi boobee tënku ci parrainage yi gis nga ñu ci bari jooy nanu ko ndax dafa téye ñu bari ñi nga xam ne amoon nañu ambition doon président de la République alors Sénégal gis nga réponse bu mu ci def ñoom nee nañu amuñu ci kenn ku ñu war a mën a jàngee démocratie loolu mooy xëy na ànduñu ci dogalu cour de justice bu CEDEAO ban jàngat nga ci am en tout cas moi je veux dire que Sénégal moom man pour man dafa bokk CEDEAO di fa cotiser di fa yabal ay député bokk ca cour de justice ba di fa fay ay avocat ak ñeneen te amalu ko benn intérêt loolu c'est de l'argent perdu yow as-tu vu une seule fois que le Sénégal a respecté benn décision bu cour de justice de la CEDEAO sinon il allait revoir le procès de Karim Wade ak yeneen aujourd'hui on nous parle que Assane Diouf gagne à la CEDEAO ci nuñ koy waxee ci gouvernement du Sénégal léegi mu sax bu xëccoo bu demee foofu mooy gañe ndax CEDEAO xam nañ ni ñii teguñu leen fenn te pourtant mën nañoo génn rek man autant ma génn au lieu may parce que foofu amul y a rien de gratuit amul dara lu gratuit c'est des milliards qu'on cotise là-bas pour bokk fa boo demee nag ba nga xamante ne yow yaa ne cour de justice de la CEDEAO yow bokk nga si ñi nga xamante ne wóolu nga leen bokk nga si seen yëf ñu li la jox ay ordonnance nga ne yow doo ko respecter ça veut dire largement et suffisamment autant ma wañ cee bokk. d'accord. voilà nee naa effectivement. non am nga ci droit de commenter. Fatima. mais maman par rapport ak situation wu Karim Wade tey jii est-ce que da nga xam loo xamante ne peut-être xamuñu ko nga war ñu ko mën a baaxee gis nañ ne wax nañu revoir li nga xamante ne moom moo di procès tey jii taxaw nga wax nga ne par force dafay bokk ci élection yi ñu dëgmal est-ce que mën nañu njort ne Karim Wade dafay ñibbi si Sénégal. fu mu dëkk daa dëkk Mali. waaye gis nañ situation bi muy génn Sénégal ni mu génnee. Sénégal dina fi duggaat bëccëg la fiy dugg wàcc aéroport Diass bee ñu teeroo ko aéroport Diass ba kër baayam gi ci les dents de la mer waaw jaar ak moom fii ci ni ñu koy waxee
permanence su PDS bii jóge fa nañ defoon baayam gungewaat ko ba ca Dents de la Mer teg ko fa noonu lay demee parce que c'est un Sénégalais bon teint ñun ñii dañoo immigré ji woon sonn fa xoslu fa dañoo ñibbisi. mais situation yi bokkul woon parce que moom gis nañ ne dafa nekkoon ci prison ba pare ba génn gis nañ affaire yi ni mu gaawee ba mu demee ni mu génnee dem fële nga xamante ne moom moo di Qatar ba mu nekk. damaa jàpp ni Karim Wade nit ku am kilifa la. dama ko jàpp. Karim Wade n'eût été l'intervention de Serigne Sidi Mokhtar. xam naa ni ku pistolet yooyu lañ koy dóor mu wadd ci aéroport mais ku gëm yàlla la ba pare ku gëm sëriñam la Cheikh Sidi Mokhtar. Serigne Moustapha ku gunge ba ci biir avion bi dugal ni ko dugal di nga dellu si ci jàmm te li nga bëgg yàlla dina ko def ci jàmm kon jàpp nañ ni ñun dey gëm nañ am nañ yàqiin ci ne li ma la wax fii yépp nag xawma loo xamul dencuma loo dencul damaa am yàqiin ci ni wax joojee maa ngi koy sàmm di ko topp ba nëgëni. D'accord. C'est important alors honorable ñu wax très rapidement si affaire Ousmane Sonko laata ñuy ñëw ci président de la République discours am bu 1er mai affaire Ousmane Sonko peut-être bi mu amee ba léegi toogoo ñun si suñu plateau pour wax ci ñu gisoon lool sa taxawaay au sein de l'hémicycle ñu bëri nag jàppoon ne que loolu complot la honorable yow naka nga ko jàngatee ak également taxawaayu Assemblée nationale naka nga ko analyser. lépp complot la. dégg nga wax tontu bu gàtt laa lay wax lépp complot la. loolu nga jàpp nee naa la léegi intention de nuire complot la xam nga boo gisee tey recul bi am ak tekk ji am ban bopp la ñuy jàpp ci jaan ji rek moom la ñuy seet xamatuñ fu ñu koy jàpp ndax léegi au vu et au su de tout le monde sénégalais yi xam nañ ni décrypté nañ li fi xew xam nañ ni c'est le plus grand complot du siècle après celui des 1000 milliards yi ñu jiñ Karim Meïssa Wade moo doon li nga xam ne mooy waa ji commencé naa sa xilaaf waa ji nag da leen a sonal de. kan Sonko. waaw da leen a sonal waxoon naa ko. melul ni Karim ak Khalifa Sall. non xam nga problème bi nekkul Karim du député. ci sonal gi. sonal gi may wax. Karim du député attends dama lay expliquer xam nga li tax ma lay wax daf leen sonal dama xam. Ousmane Sonko bàyyi woon na ñëw assemblée. ci jëmm te moo ma ko wax. xam nga lu mu daan def bu yeewoo suba teel toog ci bureau jël bind lu doon ay question orale ba mu doon ay livre question orale laa wax de nga ko bind ministre ànd kan koo def ba mu nekk ay 40 pages te ministre il est obligé de répondre suba mu duut leen benn midi mu duut leen beneen 17h mu duut leen beneen 20h moto bi yóbbu beneen chaque jour nit ñi ministre yi ñoo sonn ci wax Ousmane Sonko sonal na leen chaque jour mu leen question orale chaque jour 5-6 questions orales sur la table du président ne woon na ma nii laay liggéeyee bàyyi naa assemblée du ma fi ñëw ñu may yuuxoo wala ñu may saaga man ëpp naa loolu nag xam nga li ma la wax ñoom ñoo yàkkamti rek mais Ousmane Sonko di leen doon bàyyi foofu toog ba élection yi ñëw mu ñëw bokk mais nag question orale daa xaw a saf te xaw a métti te t'es obligé de répondre il faut nag ñu wut fem nag ak itam muy def ay live di leen xëpp ay kaani xam nga li ma la wax loolu nag amoon na ci droit parce que en tant que député xam nga seen levée de l'immunité parlementaire bi mooy lan maanaam nañ ko lever pour Ousmane Sonko golo gum tooñ rek nga mën koo porter plainte ku mu ni nangam nga dem porter plainte mu jàpp ku mu ne loolu rek la bu ñuy wax nuroowul ak Karim nuroowul ak Khalifa Sall moom mooy est-ce que du détermination bi mu àndal ñële amuñu ko woon bu fekkee yow jàpp nga ne complot moom moo dal ñële moo ko dal complot bu dal ñee yóbbu na leen peut-être ci kaso bi moom li ci am lépp gis nañu ko est-ce que du détermination moom ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal te ñu ànd ak moom ci combat bi loolu ngeen amul woon yéen comparaison n'est pas raison Fatou Abdou comparaison n'est pas raison Fatou Abdou Ousmane Sonko mu ngi hémicycle di liggéey Khalifa bëccëgu ndara kàmb lañ ko xañ ndomba député
est-ce que bu amoon humilité parlementaire bi Khalifa am bi Ousmane Sonko am kan moo la wax ni Khalifa Sall mi ma xam depuis jeunesse socialiste du am doublement le comme yow xamoo Khalifa Sall sax xam nga Khalifa Sall il a l'air de booy muula dañu lay laaj rek. vous ne le connaissez pas. dañu lay laaj rek. dama lay wax nag. nga xam boo lëgee il aura le double du comportement de Sonko. muy détermination. Karim Wade su nekkoon député moom man mii nga xamante ni duma dara ca bureau ba bokkuma ca sonal leen 8 la jël leen nekk benn yamb ci seeni biiri tubéy ñuy xëy suba teel ma la jël leen 8 bu fa Karim nekkoon xanaa wax ji jeex tusee manga saa yeewoo suba teel du def li Karim war a def Marie Sow Ndiaye saa yeewoo suba teel du def lu Karim war a def Serigne Cheikh le président du groupe parlementaire saa yoo juróomi Karim Wade ngi biir assemblée nationale saa yu yeewoo def liggéeyu Karim c'est un grand boss yow tamit Karim li may def du ko def c'est moi le député c'est Marie Sow le député c'est Toussaint le député c'est Serigne Cheikh le député du Parti démocratique sénégalais les autres c'est dans le groupe parlementaire ñun ñooy liggéey ak détermination bi nga xamante ne moom la Karim waroon a liggéey fekk fa Sonko fekk fa Khalifa ñu ànd nekk ay député ñun ñoo taxaw mën a défendre les intérêts du Parti démocratique sénégalais mais tout en défendant aussi les intérêts du peuple sénégalais enfin nous sommes devenus des députés du peuple au profit des 146 députés qui sont à l'hémicycle ñun toog nañ tey koo romb mu ne la yaay député peuple mënoo ci dara parce que maay député diw moom ci assemblée bi rek lañ ko mës a dégg man du ma ko seet du ma ko lijjanti lu nu indi dama koy wote ndax man député diw laa donc man dama bëgg ngeen xam ne laaj yi ngay laaj comparaison n'est pas raison Khalifa est chef de parti mais mu nga ca biir këram nekkul député amul benn kiiraay boo xamante ne wala mu am possibilité li ma lay wax ni Ousmane daf koy def Khalifa mënu ko def parce que il n'est pas député. mais autant il était député. honorable Khalifa Sall bi ñu koy jàpp dañoo tekki manaanu kiiraayam daal di koy jàpp yóbbu ko aussi rëbës. dañu koo nangu comme ni ñu def Ousmane Sonko. voilà dañu koo foqati. Khalifa Sall a été élu ci liste. dañu ko téye ba pare dox ko dindi. mu nekk ci biir kaso bi. dañu koo waroon a génne. mu ñëw jël otoom jël bandoom toog siège ñu doog a woote. lever son immunité parlementaire. fii jaay doole moo fi am ci moom lañ ko fi jaarale parce que une majorité mécanisée mécanisée. mais bu ñëwaatee ci mbirum Sonko. dañu fi waxoon ne yow da nga defoon déclaration justement wax ne jàppale bi nga xamante ne ni ak détermination bi askan wi am force bon pour ne pas dire force vive de la nation muy ñu ne ci kujje gi wi ñu am ci ginnaaw Ousmane Sonko bu ñu ko amoon à l'époque ci Khalifa Sall wala ci Karim Wade xëy na mbir bañ leen teg du daal di. très grande question. voilà mbir bañ leen teg du yegg si fii alors. bés bi nga koy wax lan nga yëg ba wax ne détermination bi ñëpp am ci ginnaaw Ousmane Sonko bu ñu ko amoon ca ñee xëy na mbir mi du toll fi parce que tout simplement ñun bi ñuy jàpp Karim Khalifa Sall mi ngi àndoon ak Macky Sall dafa jël déclaration ni laisser la justice faire son travail. yaa ngi may dégg bu baax Ousmane Sonko il était de l'autre côté xëy na mi ngi doog a dugg ci landerneau politique bi fuggu jeunesse jàpp ko mu ne je pense tout simplement à moi yaa ngi dégg li ma la wax parce que yéen a koy wax yéen a ngi dégg déclaration yi am na fu mu waxee ci benn déclaration chez monsieur Karim Wade m'a appelé depuis le Qatar mais j'ai pas tenu nécessaire de prendre son appel ça c'est Ousmane Sonko qui l'avait dit man j'appelle le chat par le chat le souris par le souris tey ñu jël suñu xeex ñun waa PDS xeex ko ñun kese gis nga place de l'Obélisque bii tàmm na suñuy 1,5 million de personnes par mercredi wala par jeudi wala par vendredi wala par samedi selon le jour qui nous convient ñu teg ko fi teg ko ci gisuñu benn opposition bu ñëw jàppale keroog bi ñuy lever immunité parlementaire u Khalifa Sall xam nga man dama lii ma takk nii ñaari jaaro yi dama am habitude du ko takk damay dóor ci taabal ji di dóor ba ñaari jaaro yëpp yol dem gisatuma leen
benn bi benn perlu jamaa moo ci nekkoon chevalière bu mel nii la bu kaare mais ba muy xew ci Khalifa ba tey sénégalais yi conscient ñu woon ni waa ji il est en un stade ou en voie d'élimination de ses adversaires politiques mais bi mu egsee nag ci Ousmane Sonko 1 2 3 4 5 personnes toog nañ ni mais qu'est-ce qui se passe léegi il faut une mouvance très serrée pour combattre cela man bokk naa ci ñi nga xamante ne xam naa ci li ma def ci coow li. donc li Sonko am yéen amu leen ko woon comme soutien. waaw non parce que c'est normal. parce que boobu le ras-le-bol des Sénégalais aussi ci liquidation de ses adversaires politiques comprendre ñu ko woon. moom man foofu laa waxee bi may def intervention boobu. ba ñu ko comprendre boog ak ceeb bu manqué diwlin ju manqué Covid jàpp nu xale yi xiif mag ñi xiif ak tëju bi ñu tëj ñu ne xaar leen ñu génnee suñu bopp. xam nga dem naa Touba keroog toog di waxtaan ba yàgg kenn daan ni xaw ma lu mu def xaw ma lu kooku jël balaa dem mu ne ko Sonko da koy tere de. ma ne ko waa yow luy Sonko da koy tere mu ne waaw gis nga Macky bi ko Sonko ne baal nit ñi nga tëj dañoo tëddi tijji la nu def ba mu neex ñu ngi nii dañu taxawaalu te ñun ñii door nañu ci Touba gi te Touba kenn du fi yaa ngi wax amul complot dafa am complot mais dañu fi gis Mame Mbaye Niang bu toog fii wax ak ñi nga xam ne ñoo far ci nguur gi wax ne musul am complot et que mbir mi mbiru yoon la dem na sax ba indi coow seen diggante ndax dégg nañu Maodo Malick Mbaye kàddu yoo xam ne Mame Mbaye Niang yëkkati na ko ci mu indi ay problème ci seen diggante que ne le président dafa wéet ci combat bi mu ñëwee parce que moom kese moo taxaw jàkkaarloo ak askanu Sénégal ban jàngat nga am ci loolu noonu. waa dëgg la bu ko neexee moom na lijjanti see 94 milliards ba pare doog a wax naan. kan Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang doog a wax ne sama xarit la rek xam nga mais dama koy dóor xeer parce que li mu wax barki démb lu garaaw la. 29. moom fu mu nekkoon moom tamit di xale yi di génn ci réseaux sociaux yi il était où lui moom bu dégg ngeen ñu ne bokk na ci ñi nga xam ne da doon fexe rejoindre Sonko. vous pensez que ça waaye loolu weddi na ko bi mu toogee fii mais moom xam nga weddi dafa yomb man damay live ba mu yàgg ma ne ndeysaan xool leen ñii di yuuxu yëpp defoon nañ pacte d'allégeance ci Sonko te man mën naa ko confirmer ah waaw ñan la ñooñu ah du man lu ma ciy wax bi ma ko waxee ci rajo bi yeggaleel bi ma ko waxee ci live bi am na ku ma ni maire waxaatal li nga waxoon ma ni waaw yëngu-yëngal bee leen tiital. non du yëngu-yëngal bi loolu jiitu na loolu. maa ngi fi bu ma fàtte ji jiitu na loolu. ñun danoo gore danoo toog assemblée nationale bokk ci suñuy parti gore. mais am na ñoo xamante ne dañ doon dem di gis Ousmane Sonko ci suuf. mais Mame Mbaye Niang mu weddi na loolu li mu wax aussi lan nga ci yeggale. maa la wax lii man femme ay député. di ko gis ci suuf. ay député yi Macky Sall yoo xam ni dañ doon def pacte d'allégeance ci Ousmane Sonko. depuis l'Assemblée nationale avant lii di lëkkaloog moom di wutanteeg moom ay xarit. mais loolu lañ ci jublu di laaj ay numéro jublu nañ ci xam nañ ni xëy na peut-être jàppoon nañ ni Ousmane Sonko était en bonne position bu yi di ñëw mën naa am bu mu leen fàtte wala ñu xaritoo bu ëllëgee bu ñu bëggee ñëw xamante ne ñu ngi door a génn ci élection présidentielle dama lay wax rek xam nga man li ma lay wax ci 2021 mu des dama ne man li ma lay wax est-ce que am nañu intérêt dem di nekk ak Ousmane Sonko wala di signer pacte d'allégeance. li ma lay wax Macky Sall su bëggee ku ko conseillé dëggantaan njaay na xoolaat son entourage boole ci ay xale yu am jom yoo xam ni fa ñu dëkk mën nañ faa tekki dara mën nañ faa def dara mën nañoo composer ak xale yi muy ñu góor ak ñu jigéen waaye am na ñoo xamante ni depuis le problème de Ousmane Sonko ak tey la ñu gëj a bind bonjour ci réseaux sociaux yi. waaw loolu la Mame Mbaye Niang wax fii que ne le président de la République dafa wéet amul soutien. mais kan moo kenn ko ko teg jàppale wu ko. ku ko teg du boppam moo seet ñoo xam ni moom ñooñu ñoo ko neex mu fal leen du dëgg man su ma la falee gis nga xeex bii ngeen di gis nii bu Ousmane Sonko bii détrompez-vous. Il y avait plus d'APR que de Pastefiens et de PDS. man maa la ko wax. waaw man j'en connais beaucoup d'apéristes yoo xam ne ñoo woon ci biir xeex bi di xeex.
du révélation bu lan la ñoom dañoo frustré wala dañoo am gisul seen bopp lan la dañoo frustré wala dañoo gisul seen bopp dama ne ñoom xam nañ ko. waaw mais boo waxee aussi dañu koy justifié waaw loolu la frustration la. xam nga apériste buy dem maa ko gis maa leen xam naa leen bokk ci xeex bi toj Auchan sànni xeer. mais li nga wax ni dafa grave de honorable. mais ñoom xam nañ ko accusé apériste que ne ñoom accusé ay accusé ay apériste que ne ñoom. mais wuy ma ñoo ngi doon sànni xeer ñi ngi doon toj Auchan ça c'est grave quand même. mais ñoom ñoo la ko gën a xam. mais ñooñu xanaa duñu ay responsable. dafa ndànk dama lay wax su fekkee tey da nga jël ay moyens jox ko Fatou Abdou Ndiaye nommé ko DG wala nga nommé ko ministre mu nekk ci quartier bi ñoom Mouhamed ñii amuñu 25 ans ñoo xeexaloon Fatou Abdou Ndiaye ba mu nekk DG Fatou Abdou Ndiaye 4x4 bu bees tàq leen di rombe def mu alima jekk def boppam bu rafet di fayee ko 25 millions ñu jox ko 10 millions habillement mu fàtte xale yi ko doon xeexal du leen wutal liggéey xale yi bu ñu bëggee wane seen mère. ñooñu donc duñu ay responsable. ay militants la ma ne. xam nga fii gisoo fi responsable bu génn di xeex. dañuy yable. dañuy yable. dama ne président Macky Sall bu bëggee ñu wax ko recruter yi doon recruter ñi doon recruter responsable yi doon recruter pour xale yi génn ci mbedd mi bokk ci xeex bi am na. boo ko xamee ñan la. lu tax ma la koy wax jaru ko xam nga lu tax su journaliste dina wax suuf sam. ah yow Fatou Abdou li nga bëgg yombul trop ba mel ni galas. te xamul ne maman nag journaliste la temps yi de sunu concert de gisoo live yi ñu defal assemblée moo ñu fa teewal moo ñu doon defal live yi noonu ba ñuy mën a kii. dama am ka xam nga ma nuyu sama collègue Aïssatou Sabara au passage nuyu sama collègue Yaymane Albis au passage bu baax a baax a baax di ko ziar ndax mi ngi waaj a dem fële ca Cheikh na Cheikh Sadbou ca nu ñu koy waxeeti Nimzaat ah mu ngi fay dem ndax moom saa yu guddi gi jotee Nimzaat la koy passé ji moo tax man tamit dimanche boobu ma def ci tànt yonent bi fas yéene koo tànt ci ginnaaw raay tànt bu mag daal di tëggal yonent bi ay tabalaam ànd ko ak Cheikh Sadbou si bi doomu Cheikh Baxayda mu may ma ko di ma ko tëggal dafa am ñaar ñooñu li tax ma nuyu leen au passage bi affaire bi passé soxna Aïssatou Sabara suñu collègue Moustapha Guirassy da doon wax mu jël téléphone am di ko filmer personnellement quoi Moustapha Niass génne livre bi ne l'article nee na lii sama papa maa ngi lay nuyu moom saa yi may def émission ndax may seetaan ba mu jeex Niass Koumba Abdallah yàlla sa fan gudd ah daal ni ma xoolal daal ni livre bi lii la wax l'article dit ku fi filmer alors l'article bi na dal sa kaw benn xale daal di ko daal ni Mame Diarra Fam de bii bokkoo ko kenn ma ne ko yàlla def na di woon man laalu moon nag sama téléphone instant boobu kii moo doon wax Guirassy honorable Aïssata Sabar di filmer Guirassy et il a le droit parce que Guirassy la doon filmer wuloon salle bi mais comme affaire boobu daf leen bett te lu la bett mën la te ñun nag ay kii lañ jinax lañ dañuy bëri pax ak ginnaaw raay lañ dañoo bëri pax a Pikine lañ affaire pikinité la ñu jékki-jékki fël fu ne fël foofu génne ko live bi génn man xaw ma woon ne journaliste yéen a ngi ko doon partagé wallahi billahi barke Kaaba ga parce qu'on avait besoin quand même xam la fa xew. bi ma génnee dañu interdire ñu accepter. la ma kii naan merci ma ne lu ngeen di ñu ñuy merci après Mayoro Faye bind ma daal ni ma bàyyil commentaire yi ngay def ci suuf parce que tu es en direct man ba tey damaa jàpp ni je suis en direct mais sur mon téléphone portable parce que j'avais atteint la barre des 28 et sur ma page je suis avec plus 98 000 personnes yu may suivre donc j'avais atteint la barre des 28 000 personnes man pour man si sama plateau la nekk ndekete booba maa ngay jàll ca Sen TV di jàll ca feneen di jàll ca feneen fépp laa jàll damaa toog ba yàgg Bougane ngay génn bi ni ma lettre naan ma maa ngi seetaan télévision femme ma mere ko ba bëgg mere ko lool Bougane keroog ni ma ko mere maa ngi seetaan télévision femme TV laay seetaan machallah xam nga donc mooy xaw ma ci woon dara xaw ma woon porté bi mais loolu aussi c'était normal c'est vrai parce que ñun li ñuy def amu ci dara lu ñu war a nëbb public bi gis nga dañuy cëral rek président à Moustapha Niass mais au moment où j'étais en direct am na yeneen député yu nekkoon ci direct ci salle bi yoo xam ne APR la waaye kenn seetaanu leen yow da ngaa wax dugg yaa yow la yóbbuwoon ñuy bës seetaan. maa saf jamono man la nit ñi seetaan yaa ngi dégg mais président Moustapha Niass su fekkente ni dafay def huis clos
ci les règles bi wax mooy benn chaîne télévision du fa nekk ni RTS ni rajo ni télé ñu wiikuloo ko fay caméra yi loolu la mooy yoon ci li règlement intérieur bi wax mais du moment que la RTS dugg na yeneen chaîne télévision yi dañoo du war a dugg loolu nag xaw ma Synpics la ñoo koy waxtaan ak ñu gérer affaire ba xaw ma yeneen kii la mais dañoo war bu lu mel noonu amee ñu invité au moins ñetti chaînes yoo xam ni c'est des chaînes leaders au Sénégal ñu ñëw fekke ko ànd ko ak RTS ndax li ñu cay wax ñun mën naa am RTS du ñu jël ndax du ñu sax jël nag Racine Talla mi du ma jël loolu normal d'ailleurs alors une dernière question Fatima voilà peut-être une dernière question boo xamante ne dafay jëm ci wàllu assemblée nationale parce que maman ñeneen dangaa bëri histoire da ngay histoire rek assemblée nationale parce que gis nañ vidéo boo xamante ne yaa ngi tëkku sa benn naataango génn ba ci biti yaa ngi wax di ko filmer muy kaas donc maman lan ngay indi ci tontu woowu nag leneen da nga pànk da nga bëri histoire ba mu waddal téléphone bi waaw moo ma tooñ sama xarit la nag awañaa moo ma tooñ waaye nag xam nga comme daf ma yab jour boobu maa ngi toog nii bi mu ñëwee si biir salle bi dafa ñëw daal di may dóor si biir daal di ma yow daal di dem dañuy xam nga comme Pikine nañ dëkk ñun ñëpp dañuy kafante affaire yooyu mais bi ñuy génn j'avais mon téléphone su ngeen déggee si biir live bi di ngeen dégg benn député naan ko ku la filmé yow ça c'est l'honorable député Aïssatou Sabara ma sœur wax géeree ca ndaat faali ngoone maa sàmba man dama yore woon sama téléphone di filmer ci biti parce que man bi ma génnee rek dama génn ak mer daal ñëw ni policiers yi jàppaleen ma ngeen yóbbuñu parce que boo buggee wax président ni la bul wax tu n'es plus député yore sama téléphone di filmer ci biti moom bi muy génn dafa fekk may filmer mais comme dama doon def di filmer di def nii mu jaar sama kanam mu dóor sama loxo téléphone bi wadd mu ne ma bul ma filmer ku ma tooñ bari histoire waaye du ma tooñ de. nee nañu nag da ngeen a bëgg buzz da ngeen di génn ci biti rek gis presse bi wala filmer seen. non foofu presse amu fa woon wuy ma foofu presse amu fa woon sax nag wuy ma live ba nag man presse amu fa woon man rek maa live ak sama téléphone maa mel noonu. d'accord oui ma ni ñu koy waxee modestie nag. modestie zéro nag modestie à part nag man rek maa doon live. 2000 personnes di ma seetaan c'est l'arme des faibles sax. waaw modestie nag c'est l'arme des faibles nag maa doon live 2000 personnes di ma seetaan. macha allah nangul nañ la ko honorable. mais nee na ñoom seen permanence bi waxuloo ko de seen permanence bi. peinturaat nañu ko ba mu baax xamul lu ñuy waajal nag. du ñuy waajal anniversaire Ablaye Wade. ndeysaan njukkal ànd ak président Ablaye Karim Wade. njukkal delloo njukkal le président Ablaye Wade. macha allah dañuy ànd ak président Karim Wade. delloo njukkal léegi mu ñëw de xam le naa président Ablaye Wade nee nañ Karim léegi mu ñëw. est-ce que du loolu ngeen di waajal. moom la ñuy waaj dañuy peinture defaraat karo. xale yaa nga ca donc am ngeen ñoom date Bokar ñaak am ngeen date ñoom seen sàllal sa baara ñoo nga ca di def. non am ngeen date. ak date bi Karim di ñëw retour bi. waaw retour bi léegi lay doon. bàyyil ba léegi rek kañ ñu paas. Adja Maam Diarra. Mbacke Balayaare. man de li ma jaaxal papa may ma rek foofu retour bi kañ. fii ak ñaata semaine fii ak weer c'est important ñu xam parce que peinturade bi président Abdoulaye Wade yàgg na fi def anniversaire te peinture leen. fekkee moo bi Karim Wade di jënd billet. bisimilah papa. Adja Maam Diarra man daal li ma jaaxal mooy. at mu jot ngeen xotti ay mbubu di bëgg a teeru Karim te du ñëw. waaye lii moom ba jàmm la. dan laa yebal ci Karim wala lan. déedéet damaa déggati nga ni yéen mën a tontul de. damaa déggati nga ni yéen a ngi préparé ti. loolu anniversaire dañ ne. waaw dañuy ànd ak le président Karim Meïssa Wade. waaw. njukkal Ablaye Wade. Ablaye Wade. loolu kañ la. loolu mu ngi am ci le 29 bii di ñëw. bii ñu jub si. incha allah Karim moo koy fekk si. incha allah yàlla na ko fekke bi jaay seen diwu jëf loolu nag papa. waaw. diaspora bi. ndeysaan. ñépp a ci def seen alal. kon lu rëy la benn comité la. waaye comité ba. waaw diaspora bi Italie dafa cotiser. waaw. Amérique joxe. waaw. Asie joxe. Afrique joxe. Sénégal joxe. ñun militants yi ñoo cotiser suñu xaalis di njukkal Ablaye Wade bien vrai que nag Macky Sall mii moo ñu waroon a jox tous les moyens ñu njukkal ko. est-ce que laaj ngeen du ko. moom du ñu recevoir.
déedéet te ngeen ko laaj moom du fay fóot. déet da ngeen ko koy laaj ba pare bala ngaa gàntal kay da ngay laaj ba noppi. moom du fay fóot. da nga ko naan sunu papa la ñu bëgg a delloo njukkal. te bërki dem moo ñaay sëriñ Muntaxa mu baax. Macky sa papa la ñu war a delloo njukkal moom la sëñ Muntaxa mu baax mi boole loon. mani message en direct jubóole la ak moom message en direct. d'accord yónneel xale yi. waaw kay. sa participation moom fu ma waxee mu déglu. waaw loolu seetaan gis nga le président Macky Sall. fu ma waxee mu seetaan. dëgg la alors li mu nekkoon àndandoo cere ak dugub xam nga lu tax nu ànd. lu tax nu ànd. ña nga ànde woon ca tool moo tax nu juboo. cere fu ma waxee mu seetaan ma. wax nga dëgg. fu ma waxee mu seetaan ma yàlla na yeggaleeg sagoom. jur at yi ko fi dese jeex mu organiser ñu ay élection dañuy njukkal sa papa Ablaye Wade joxeel dara jox ko waa permanence ba fa nga daan toog bis bu jot di def réunion. message bi yegg na di la jaajëfal li moo nekkoon suñu première partie honorable di la jaajëfal bu baax a baax ci teew bi nga teew suñu plateau bàyyi la nag nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. nee na Aïcha dinaa tàggatoo waaye dinaa jëm ci lu am importance lu ma bëggoon wax ci diaspora bi. parce que nee na Aïcha man député Europe du Sud la. Europe du Sud Italie la. Espagne Portugal Grèce. jamono bii ma toog di wax ak yow fii ma toog bërki démb ngeen dégg faatu gu louche gu am dama la ci doon xaar te dégg gu ma. bëggoon nañ ci ñëw Ndey Kumba si. Ndey Kumba muy jigéen. faatu ci diggante ay loxo carabinieri fekk ko ci banque muy gendarmerie. jël ko yóbbu ko ci gendarmerie ba gendarmerie nee na. foofee la sentiree mal mooy maanaam fa la yaramam naqaree ñu jël ko yóbbu ko dispensaire hôpital fa la faatoo. version carabinieri. waaye première version bi dañoo waxoon ni moom dañu ko laal li ñuy wax masse courant. dañ ko masse courant lañ waxoon. ma wax ni. uude nu mu la gisee la lay ëwale Fatou Néné Aïcha le président Macky Sall c'est notre président la diplomatie sénégalaise est très faible à l'étranger président Macky Sall nanu taxaw nanu jàppale il ne se passe 2 jours qu'on ne nous tue pas à l'étranger fii laa ko koy wax waxoon naa ko ci toogaayu 15 députés de la diaspora ba mu ñu recevoir ma ne ko président Macky Sall j'ai emprunté les paroles de Abdou Ndaw au secours président Macky Sall on nous tue. am na beneen sénégalaise Bergamo également. moom la. les deux. donc bis bu jot muy Amérique defe naa ne ñoom xam nañ ko parce que am nañ ci doomi ABC ca États-Unis lañ ko rey doomi Aminata Mbengue Ndiaye doomi keneen ak keneen ñoom am nañ ci. donc il faut que ñu redresser la diplomatie ñu gis nag une grande dame ñu jox ko la diplomatie te jigéen dafa bari defi muy Aïssata Tall Sall gis naa ko Italie mu ñëw fa keroog bi ñu faatee Mamadou Diouf ak Modou Samb ñu ànd ca Firenze Mars sedd bu metti mu ñëw Calepio sol fukki kawas ak ñaar ak juróom-ñaari rob benn bu ne nuroowul ak moromam couleur Aïssata sama xarit bi ma daan ni ko yii tey ñàng na fii daa sedd de mu ne ma man maa ngi yow fii metti na yéen sonn ngeen moo ñu diggoon nañu lii bu ma yoree réew dinaa ko def tey moom la ñu dénk diplomatie sénégalais ne Aïcha l'Italie souffre ñu génne ci crise mu metti lool la diaspora souffre ñu nekk ci crise